asalaamaaleykum téléspectateur Habiba TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar xaar nes tuut ñu dëgtal leen bopp xibaar yi. bokk na ci bopp xibaar yi ndimbali ONG Al Khayriya amal fële ci Thiès ngir jagleel ko waaye tawat yi li ni mel tamit moom la amal ca centre de santé bu Louga ak tamit fële ca Kédougou nes tuut ñu yaatal leen xibaar yi. asalaamaaleykum téléspectateur Habiba TV ñu yeesalaat suñu nuyoo jëmal ko ci yéen di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen comme ni ma leen ko waxee ci njëlbeenu xibaar yi ONG Al Khayriya ku ne xam na ni ci programme lay dox ni jamono ji nag mu dëmmal benn programme boo xam ni mu ngi ko jëmle ci waaye tawat yi muy ay ordonnance yoo xam ni daf koy jëndal waaye tawat yi rawat na ngi nekk service d'urgence yi yemul ci rek waaye tamit saa su nekk mi ngi bàyyi xel ci seen wàllum dund moo tax it naatablewul benn yoon di leen jagleel ay añ ci boobule programme nag ci lañ daal demee ci hôpital régional bu Thiès daal di fay joxe ay añ ci waaye tawat yi nekk ci chirurgie médicale bi ak ci pédiatrie bi ñu déglu kii def bile liggéey ci turu ONG Al Khayriya fële ci hôpital régional bu Thiès muy monsieur Mbaye Amar Mbaye ñu teewlu élément bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa ONG Al Khayriya ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa yëpp di nuyu soxna Alimatu Sall di nuyu El Hadj ñu doon leen ak kilifa yëpp ñuy àndal liggéey bi di nuyu aussi suñu mbokk travailleurs sociaux yëpp ñu nekk ci région yi di gërëm ñëpp ci liggéeyu rafet bi ñuy liggéey comme ni ko Al Khayriya di far di defee rek di wax ne le 1er avril 2021 demaloon nañ leen hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour procéder à la distribution de l'appui en médicaments bi nga xam ne ONG Al Khayriya moo koy jagleel malade yi biñ demee aussi jaar nañ fi ñu war a jaar yëpp ñu dem chirurgie boole ñu ko le major Kandji ci la ñu choisir ñeenti cas au niveau de la chirurgie ak benn cas boo xam ne ñu ngi ko fekk urgence ñu kontaan nag bu baax a baax ci ndimbal bi nga xam ne Al Khayriya def na ko ndax jàppale leen ci ordonnance yi ndax hôpital régional dafa nekk hôpital bu rëy hôpital bu mag la boo nga xam ne bii li mu polarisé dafa bëri daanaka mën naa ni ay gox-goxaat nga fiy ñëw par jour léeg-léeg nga santeeg nit ci maternité bi wala ci pharmacie bi ñuy ñaan ndimbal pour lu ñu yokk faye seen ordonnance donc ndimbal bi lu am solo la ci ñoom ci même jour bi suñu tuur ñëw na pour appui alimentaire bi nga xam ne Al Khayriya da koy def saa su ne ñu amaloon 50 plats yu mucc ayib yoo xam ne yi la ñu toggoon pour jagleel ko malade yi ak accompagnant yi comme nag daanaka def nañu tour yu bari hôpital dem nañ fi maternité dem nañ fi pédiatrie dem nañ fi orthopédie dem nañ fi néphrologie tey dañu woon nañ ñu dem chirurgie suñu demee ñu procéder à la distribution des repas foofu bi ñu demee aussi major Kandji boole ñu ay infirmier ak assistant social bu ndax Mampane Diop doon représenté madame Guèye bi ko defee ñu wër malade yépp ba ñépp daj ñu jox leen xéewal yi nga xam ni Al Khayriya ñu moom la leen jagleel ñu ci sant bu baax nag bu wér ci la major Kandji sax def benn plaidoyer pour wax problème yi jànkoonte la ci hôpital bi ak ni ñu leen di solliciter ci ordonnance wàllu faj yi ci loolu daal ñu ngi jaajëfal autorité Al Khayriya yépp di sant bu baax a baax nag ci liggéey bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ba tey ngi desandi foofu ci hôpital régional bu Thiès di Ahmadou Sakhir Ndiéguène ONG Al Khayriya yamul rekk ci jox leen yooyu la añ mais tamit jox na leen benn somme bu 50 000 francs pour que ñu mën koo dimbalee waaye tawati seen wàllum ordonnance bi la yoon nag waa chirurgie médicale bi ak waa urgence lañu jagleel 50 000 yooyu monsieur Kandji di major foofu ci hôpital régional bi yegg si na ay kàddu ñu teewlu ko. di saluer li ñuy def je pense que ni ñoom mën nañu jaar ci ñun parce que affaire bi sax mënoon nañ ko gën a organiser c'est vrai que ni repas bi ñu jox malade yi am na solo mais man dama si am benn xalaat
parce que service social c'est vrai que ni ñoo ngi jàppale malade yi mais seen loxo aussi jotul seen ginnaaw donc da ngay gis malade boo xam ne dafay ñëw ordonnance junni sax boo ko bindalee du ko mën a jënd man je pense que ni ñooñu la ñu war a jàppale gën jàppale bu baax a baax di jaar ci major de service yi parce que major yi xam nañu ñi am ak ñi nga xam ne mënuñu bu boobaa bu ñu gisee cas yu mel noonu bu ñu leen mënee joindre ñu joindre leen ñoom bu ñu ñëwee mën nañ def sax seen enquête pour xool ba xam li ñu wax est-ce que dëgg la bu boobaa vraiment ñu jàppale malade bi pour mu mën a faju parce que loolu man à maintes reprises ay malade ñëw nañu fii di demander pour que ay accompagnant ñëw nañu di demander pour que seen malade génn parce que mënuñu faju am na si koo xam ne sax daf ne woon day dem jaay genn wàllu këram pour mën a faju man maa ko si génne ñu mujj toog fii ñu mujj def ay pexe ba finalement mu mujj faju am na benn médecin bu fi nekk boo xam ne c'est un marocain mais ay frère am ak sœuram des fois bu ñu amee yenn cas yi dañ ko koy wax frère am ak sœuram yooyu ñoom ñooy débloqué xaalis même bu dee 100 000 francs ñoom ñooy jël xaalis bi teg ko suñu loxo ñu li ñu ko war a defal lépp ñu defal ko am problème surtout période bi ak Covid bi parce que des fois dañu am ay problème mu gant dañu am ay yeneen problème yooyu aussi bala ñu si mënee jàppale si matériel yooyu aussi dina nekk lu baax ak aussi même cadre bi boo leen ñu mënee jàppale pour que hôpital bi gën a yànj loolu aussi dina nekk lu baax mais daal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm si turu maladie wa salaam. macha allah. comme ni ngeen ko gisee noonu ci hôpital régional bu Thiès dégg ngeen major Kandji léegi nga xam ni dëgtal na ko ak contentement bi ñu amee ci la ñuy demee fële ca Kédougou ndax même ndimbal bi moom lañ fa def muy ay ordonnances yoo xam ni jagleel nañ ko malade yi nga xam ne ñoo tëdd foofu ci district sanitaire bi muy ñu nekk ci chirurgie médicale bi ci pédiatrie ak ci maternité bi ki def bi leen ndimbal ci turu ONG Al Khayriya di Mandiaye Diaw ñu teewlu ay kàddoom. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la Mandiaye Diaw chef de service départemental bu action sociale de Kédougou tey nag dañu ñëwoon rek di yëkkati ay kaddu yi nag kaddu sant la ak ngërëm sant bi nag ki ko yeyoo mooy ONG Al Khayriya bi nga xam ni dafa jóg di jàppale population Kédougou buñ koy wax nag mooy ñi nga xamee si dañu leen di tuddee les groupes vulnérables ñooñu nag ONG Al Khayriya jógul si di leen dimbali waaye tey dafa ñëwaat jàppalewaat leen jël lu toll si fanweeri famille 30 familles yoo xamee si dañ leen tànn ni ñu leen tànne nag mooy ay famille lañ yoo xam ni daanaka ñëpp ay jigéen lañ jigéen ñoo xam ni ñii seen jëkkër dañ fi bàyyi ko wàccee leen ak ay doom xale yu ndaw amuñu kenn ku leen jàppale ñii dañu amoon jëkkër gi daal di leen di ñu tas wala mu daal di dem ba leen fi wàccee leen ak ay xale yu ndaw ñu war leen a yor di leen dundal ñii ay borom kër lañ yoo xam ni jàppuñu ci dara ONG bi daal di jóg jàppale ku ci nekk mu ni dinaa la jëlal ci sa ndékki suba bu nekk dinaa la jox ñaari mburu ba mu mat 40 jours ñeent fukki fan yoo xam ni suba bu nekk ONG bi dana jox famille yooyu 30 famille yooyu ñaari mburu nag boo ko calculer bis bu nekk day doon 30 pain 60 pain yoo xam ne si ONG bi dina ko jox famille yooyu kon nag muy lu rëy duñu man lu dul sant ONG boobu sant ko gërëm leen ñi nga xam ni ñoo ko ŋànk di si jiital ki nga xam ni moo yor ONG bi muy Abdoul Fattah Sall teg si ñëpp ñi nga xam ni ñoo koy jàppale di leen jottali it ngërëmu autorité administrative locale yu Kédougou waaye it ngërëmu population wu Kédougou bu ma waxee population Kédougou nag mooy ñi nga xamee si tey ñoo jot ndimbal li mais ñi nga xamee si it ndimbal li it dañ si jot daan nañ koy jot
muy ñu bari ci dëkk bi tey defe naa ni Kédougou amul kenn koo xam ne si xamoo tey ONG Al Khayriya ndax rek action sociale yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir dëkk bi kon nag duñu mën lu dul santaat gërëmaat ONG bi ñaanal yàlla it ñi nga xam ni ñooy joxe ndimbal lii yàlla yëkkati leen bu dee dañu tëdd bu dee dañu nekk ci jafe-jafe it yàlla saafara jafe-jafe yi bu dee dañu am ay njàqare it yàlla génne leen ci njàqare loolu ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moo wax ci koo xam ne si mi ngi def jëf yu mel nii yàlla na ko yàlla doon yàlla nangu ko te fuul ko mu doon multiplier ko mu doon benn mu def ko bu nekk fukk ñu ngi sant di gërëm encore une fois ONG Al Khayriya di gërëm aussi waa télévision Shabiba TV jërëjëf. comme ni ngeen ko gisee ci yooyu la élément à chaque fois ONG Al Khayriya di teg ay programme yu am solo jëmale ko ci waay tawat yi ci seen wàllum lekk ak seen wàllum ordonnance ci noonee nag ki leen di jaajëfal ci topp bi ngeen topp seen télévision Shabiba TV rawatina seen 10 000 Al Khayriya ñu leen di jox dig daje beneen yoon incha allah di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ki leen doon présenté émission bi muy Aminata Ba beneen yoon incha allah.